mbokki Gambia ñu ngi leen a nuyu di leen gërëm si seen seetaan Fine TV Gambia man la woon seen doom Racky Jallow man maa leen dee hostal seen programme yi jànga Eastern Educational Development mbiri jànga lañ fi dee waxtaan daal so tey dama kontaan trop pour am suñ doom Suwaadu doomi Gambia la koo xam ne moom moo jël raw gàddu gi lañ ko ooyee si Fana Fana moom moo jël force si jànga buñ doon examen buñ doon def bi nga xam ne grade 12 yaa ko dee def ñu ko ooyee WAS examination West African examination boo xam ne West Africa tunda bi yëpp a ko dee def Gambia bokk na si dëkk yi nga xam ne dañ ko dee def Suwaadu moom nekk na koo xam ne Gambien la ba pare moom sigil na réew mi jël na ndam boo xam ne ñun ñëpp ñu ngi ko puugaroo fii as Gambians moom dafa jël force lañ ko ooyee waaye ba pare dafa try ba subject yi mu doon def yëpp la am mooy ne dafa jël yëpp paas na yëpp daal amul benn bi nga xam ne di nga ko si laaj lii mu ne la xaw ma ko ci macha allah suñ doom la Suwaadu la tudda sant Jammeh ñu ngi ko am fii tey kontaan trop nag pour am ko suñ plateforme bi Fine TV Gambia pour mu waxtaan ak askan bi wax leen naka la def ak naka la fiil si performance am fii moom mënuñoo làkk olof buñu dugalut angale Suwaadu waa nuyoo ak mbokk yi salaamaaleykum mbokk yëpp man Suwaadu Jammeh laa tudda waa Tujereng laa suma Amikan Jammeh la tudda suma papa tudda Malang Jammeh waaw maa ngi leen di sant di leen gërëm ñëpp waaw kay Suwaadu dégg na olof de yii damay jéem rek waaw olof bi baax na léegi dañ doon waxtaan ak moom di ko laaj naka la def ba jàngam bi nga xam ne moom fulaal na ko faydaal na ko ba nga xam ne am na si ndam naka la def ba am ndam boobu noonu mooy woon suñ first question ak moom Suwaadu man de suma ndam bi waaw yàlla ak yonent bi waaw ak sumay waajur yi dimbale nañ ma ci bu baax a baax ba pare man am nekk naa koo xam ne dama bëgg a jàng def ma ne trop te dam ko fulal itam parce que am na yu bari lu ma war a bëgg a def si pour réew bi pour change réew mi itam waaw suma wolof bi set na trop waaw léegi moom li mu wax xaaral ma nekkal ko translator moom mu ne ma nekkal ko bamtu dafa koy bamtuwaat rek mu ne moom bëgg na jàng trop loolu tax mu am li mu am nii waaye tam gannaaw yàlla ak yonent bi ak waajuram yi ñoo ko si jàppale waaye moom tamit try na trop ba jël raw gàddu gum jël daal waaw Suwaadu kontaan nañ si li nga def de sigil nga réew mi sigil nga Gambia ñun ñëpp dañ kontaan si performance bi ñun buñ déggee sa performance bi ñun ñëpp a happy ñun ñëpp a jubuleet waaw parce que loolu moom ndam boo xam ne ñun ñëpp a ko bokk parce que si réew mi yëpp nga ko defal nga ko sa boppa defal nga ko sa waajur defal nga ko sa famille waaye defal nga ko Gambia loolu ñu ngi la see jaajëfal bu baax a baax di kontaan si yow di la ñaanal yàlla defal la jaama yàlla defal la sutura yàlla defal la fan bu gudda ak wér gu yaram yàlla dimbale la daal ba sa carrière li nga ci nama sa jàng li nga ci nama yëpp nga am ko si lu yomba barki salaatu fatiha waaw léegi loolu bu mu rombee léegi yow ban time nga day jox sa book si Suwaadu man lii nii pour ndam bi nga am nii nekkul ku nekk rek moo ko dee am de nekkul jàngantu mooy tax nga am ko de time bi nga jox sa book si bugga nañ nga share ko with sa ñi laa déglu ak ñi laa seetaan pour ñu xam ne lii ak lii nga def da nga am ndam bi waaw man dama nekk koo xam ne suma book si dam ko fullal trop parce que xam naa ne lu ma bugg a am su ma magee lépp lu ma bugg a am jàng moo ma koy mën a jox so suma jàng bi dam ko fullal man yi fi génn yi nii di pati ak yooyu noonu rek yëpp nekkuma ci suma yaay dafa nekk koo xam ne daf ñuy yar façon yar boo xam ne daf ñu saa yu nekk daf ñuy wax ne lu nekk dafa am time sa time yi jàng su jotee jàngal pati su jotee nga pati waaye ñun at si age bu ma nekk nii time bi bu ma nekk nii waaw jàngal jàng moo ma war te lu ma wax rek lay def si loolu lay dox te alhamdulillah tey am naa ndam macha allah sant yàlla ñu ngi ko sant di ko gërëm sa yaay
parce que tey soo gisee nga am ndam bi waajur yi tamit seen guidance bokk na si parce que tey su leen bàyyi nañ la rek nga nekk si li la neex rek mun naa am li yëpp di doon am waaye ñoom tamit comme ñu ngi fa di la won di la yedda di la teg si yoon crédit bi yëpp ñoom ñoo ko moom waaw loolu moom Mr and Mrs Jammeh ñu ngi leen see gërëm bu baax a baax a baax a baax a baax waajur yi yëpp war nañoo def Mr and Mrs Jammeh royukaay parce que ñii royukaay lañ guide nañ Suwaadu teg ko si yoon ba nga xam ne tey ndam bii nga xam ne ñun ñëpp ñu ngi ko pugaroo tey si la génn waaw suñ bàyyoon seen loxo tuuti lii yëpp di doon mun na moo ñàkk a am so waajur yi yëpp mun nañoo laan from Mr and Mrs Jammeh ñu try luñ mun seen kéemtulaay kàttan pour rek ñu jàppale suñ doom yi ñu jàppal si fukki loxo ak ñaar pour rek ñoom tamit ñu mun a gis seen bopp si li ñoo def parce que xale bugga na lu ko neex soo ko bàyyi si lu ko neex rek mun na am loolu du ko njëriñ so most of the time ñun waajur yi foofu lañ dee féele comme topp xale si lu ko neex torop nekk si lu ko neex rek tamit léegi daf la dee mun a indil gàllankoor boo xam ne yow mun na am doo ko mun a arrêté waaw léegi ñu dem si leneen li nga xam ne laajoon naa la ko si angale mooy ne comme tey fii Gambia ñun ñëpp am nañ inspiration from yow loolu moo miin ne comme ñun ñëpp kontaan nañ si sa performance bi kontaan nañ mbégteel ak bànneex buñ am si sa performance bi tax na ba xam naa ne di nga nekk royuwaay pour xale yu bari surtout ma xale yu jigéen yi nga xam ne ñu ngi dem school sa maas yi nga xam ne ñu ngi dem school tey ñi nga xam ne ñu ngi dem grade 7 am na ñoo xam ne tey suñu ubbee nii septembre bi ñu ngi dem grade 9 am na ñoo xam ne ñu ngi dem grade 6 am na ñoo xam ne ñu ngi dem grade 4 am na ñoo xam ne ñu ngi dugg grade 1 sax xam nga ñooñu ñëpp dañ leen war pour sóoraale so yow loolu nga am pour advice xale yu jigéen yooyu noonu ñi nga xam ne tey ñu ngi roy si Suwaadu ñu ngi bëgg a roy si Suwaadu pour am Suwaadu lu mu am waaw xale yu jigéen yi si kër gi dama leen bëgg a wax ne gis nga si àdduna bi ñu nekk ak ñun si jamono buñ nekk nii jàng moo ñu war parce que taar dafay dem waaye loo jàng yëpp fii ba ilaa yow mi dem bés bi ngay uyu ji suñu borom li ngay jàng si yow day des si yow so nañ fulal suñu jàng bi cause moom mooy mun a yóbbu réew bi si kanam ba pare dañuy benn bés ñu ñëpp dañuy nekk ay yaay bugga nañu nekk suñ doom yi seen royukaay bugguñ jaa ñuy dem feneen di dem xooli yeneen jigéen di leen def ay royukaay so nañ fulal suñu bug si ñu jàng waaw jërëjëf loolu moom am na solo de jigéen mu nekk da nga war a try sa doom yi nekk yow nga nekk seen royuwaay waaw loolu moom am na solo torop parce que tey pour ngay xooli feneen di uti royuwaay foofu noonu sa yaay war na laa doy exemple waaw yow moom sa yaay doy na la exemple moo tax tey mu yomba torop si yow moo tax jigéen bu nekk dafa war a fulaal jàngaam da nga xam ne sa doom yi nga ami ëllëg dinañ xool ñu roy si yow si lu bari waaw loolu am na solo torop Suwaadu la ñu jógee foofu noonu ñu dem si mbiri gabeke bi mooy grade 9 exams am na xibaar ne yow grade 9 even though time boo xawma la waaye ñu ne time boobu noonu sa grade 9 tamit comme performance bii nga def nii grade 12 bi moom nga defoon waaye xam nga grade 9 nekk na foo xam ne nekkul jeextal attention bi nekku fa bu baax comme ne bridge la rek boo xam ne danga ko am pour transition into the high school level so grade 9 bi yaa ngi amoon the same performance comme yëpp nga amoon A's naka nga def ba maintain performance boobu because tey bari na fii xale yoo xam ne dinañ am performance nangam grade 9 by the time ñu dem grade 12 performance bi wàcca because tey boobu dafa fekk jànxatu yaa bi dugg na ak yeneen yow naka nga def Suwaadu yow moom jànxatu yaa bokkuloo ci de jànxatu yaa xam nga ñu ne doom ja ndey ja man suma yaay nu mu ñu yare mooy pour ñu fonka diine bi nangu jàng moo tax man suma yaay ak suma papa fu ma munti nekk maa ngi leen di sant di leen gërëm parce que def nañ ma si anam yoo xam ne lu ñu xam sakatuma suma papa lu mu xam ne dina ma mun a dimbale pour ma jëm suma jàng bi dem si kanam mu ngi ci suba ba ngoon moo tax maa ngi leen di sant di leen gërëm parce que dimbale nañ ma ci lool saa yu ma gisee comme internet bi bëgguma sonal or something dañ may teg yee dama ne ma lii fi time rek la waaw time rek la waaw foog ma focus foog ma focus si jàngal parce que loolu moo gën a important waaye tamit lu muy yaaxa moo ëppa waaw lu muy yaaxa moo ëppa de
te jamono ji ñu nekk itamit nga jël loolu noonu internet bi pour nga jàng ci am ci lu lay dimbale moo gën parce que man YouTube videos dam ko daan seetaan yenn saa teacher bi suñu jàngale understand damay dem si internet bi di seetaan ay organic chemistry tutor yooyu yëpp dimbale nañu parce que xam naa ne chemistry daf ma daan sonal soo teacher bi su ma jàngale damay dem si internet bi xool research waaw loolu tam dina loolu dina dimbale lool moo gën ñuy seetaan TikTok yi nii ak Instagram yi di scroll rek di dem xam ne amul la benn njëriñ am ñu benn ngi njëriñ seen live boo xam ne yow njëriñul la dara nga topp rek di follow noonu di ko follow ba far nag mu yaxal la yow si li nga xam ne moo la war a njëriñ loolu am na solo trop pour xale yu jigéen yi nga xam ne yaa ngi leen a jedda ñu déggalu Suwaadu wax Suwaadu mu ne sunkutu yaabi ak jànxatu yaabi du passé soo demee ba nga màgga ba nga mag ba nga am li nga bugga ba pare su la neexee nag mun nga sunkutu yaa fa the rest of your life waaye nag time bi nga xam ne moom nga am pour jànga jox ko gidaam nga jànga ko fonk sa diine comme ni mu ko waxee fonk sa aada ak sa cosaan ak ni munti ñu ne banta dina yàgga si jësit banta dina yàgga si géej waaye du tontu nekk jësit understand nga so ak luñ munti follow ñooñu ñi nga xam ne ñu ngi leen a toppa TikTok be Instagram be wherever du tax ñu doon ñooñu lu ñoo doon nañ ko ba pare ñooñu loolu lañ choose pour def yow li nga choose pour def na la itteel be nga jox loolu fulaak fayda bi nga xam ne war nga ko koo jox da nga mun a am ndam waaw jërëjëf Suwaadu si advice boobu ba pare ñu eggali boobu noonu ñu eggali questioning bi si anam bi mooy sa waajur yi laal nga ci tuuti waaye ba tey pour nga wax rek ñi seetaan dañu mun a understand naka la sa waajur yi jàppale ba nga xam ne yow tey li nga bëgg a nii am nga ko suma waajur yi jàppale nañ ma lool parce que man musuma jooy school fees ñoom fuñ si saay fuñ nekk rek seen njaboot nu ñuy def pour gaa ñu comfortable seen jàng bi mu dem si kanam si loolu la ñuy nekk saa yu amee gàllankoor si suñ jàng bi itamit ñu ngi ñuy dimbale parce que su ma wax nu ma ko waxee ingénieur la te rôle modèle la si man so maa ngi leen di sant di leen gërëm parce que su leen neexoon mun nañoo jël seen xaalis wa dugal ko si leneen waaye choose nañ pour ñu dugal ko si seen njaboot waaw dëgg la loolu am na solo trop pour moo tax ma forcé bi ko waxoon nga sa mbiri waajur yi waaye loolu moo tax ma forcé rek waxaat mbiri waajur yi fii nii tamit bi ko point boobu dafa am solo pour waajur yi nga xam ne ñu ngi seetaan ñu xam ne doom mooy alal mooy di biggest asset sa doom ñooy the biggest assets and sa investment si ñoom doo ko réccu waaw soo investé si sa doom ëllëg ak si biir lu ñoo ami ëllëg loolu yëpp sa bànneex lay nekk di nga gis ne di nga kontaan ne kii de teg naa ko si yoon bi te jaar na yoon boobu te fu mu nekk ni achieve na góolam achieve na dreamam ñun dinañ kontaan de ñun Gambien bi kontaan nañ de waaye kontaan te bu gën a mag si sa waajur yi lay def si ñoom tey seen investment moo génn liñ def si yow lañ gis mu génn liñ ji moo sax nga tey ñu ne loo ji looloy sax soo jiyee lu bon ay sax soo jiyee lu baax rek ngay am soo lu baax liñ ji si yow nii moo feeñ ba nga xam ne ñoom bànneex bi amul si ñoom rek bànneex bi tasaaroo na Gambie bi yëpp ñoo jël lii def ko seen bos ñun ñëpp a moom lii te tey lii ñoom Gambie lañ ko defal parce que tey yow you are national asset ñu wax la ko ñàkk la ko wax ku la ko wax ak ku la ko wuta am yow you are national asset danaa gàcce ngaalaama Mr and Mrs Jammeh waaw fii la ñoo tëjee suñu waxtaan si olof waaye dinañ laal tuuti soose parce que Suwaadu mu ne dégg na soose tamit dama ko tes dégg naa ko tuuti damay tes boobu tamit so balaa ñoo conclude mu laal si soose bi tamit tuuti mbaadi mandinkool ana tang mooy laal ntelem aldingo Raki Jallow ntele bal yen jang Fine TV Gambia nga brego soto nung amesa nak almost a year mon programme soto but it was due to constraints and reasons beyond my control and the staff of Fine TV's control so mbal hakadani la dorom bari inshallah programme nying abe continuer la katum karanko nka wole kacha nyim programme on karanko dum amu kuleti mi yalon ko kuma yata bake nka kacha nka ñoo hakkil tuwa ala kuwoto nka ñoo hakkil bulanda ala kuwoto fo mol kana ñina mol kana mbulo bula karango la kuwola katum karango kuma yata atele ba banko sambala ñaata nga fo ma fo karango le minti fenti mi yalon ko ni nga muta e bambang laftata la damin asen samba je tariyake katum karango sifa siyata
karango ala sifa siyata karango ala kumaya fana warata so ala kumaya min aya kumaya walatinna ñim programme onu wulitanu pour que katumol tulo kono katumol ñumol ñaala ka fo karango la kumaya wobe pour mol karango muta ay kumaya akumaya ta ñame so walatinna ñim programme o nga wulindi num bari wati sita mantara ke kannum bari sañi alhamdulillah anu nga wulindi ñamin fanan nga wulindi anin sembola katu nga wulindi anin dingola mi yalon ko ay kango jamfandi baake was la kola West African examination la kola mi yalon ko grade 12 fol le ka examination oke ni West Africa tundo bele kake kata Ghana kata Nigeria Sierra Leone tol bele kake Gambia da mante English speaking countries in West Africa sa nin tol be ñew seyake karangola sa in tol la Gambia dingo wonata ay performance ke mi yalon ko is an outstanding one mi yalon ko mo be bala ko foka ntol fango Gambia dingo mi yalon ko ntol fango dingo lang ato muswadu leti a konton mu jammeti ntol be kontanta la ko la fo nko nyin ta mabono la nga tuderi ngala ko la te fon sa fintindi afana la experience o share mi yalon ko a jarta la pour moli yalla moy pour moli yalon ate milke ay kul mil taki fo kana futa ñing levulo min to mi yalon ko tol be fela nga kontano ke ala ko ka ñing performance o soto 9 A's in was grade 12 bubu kulete mi yalon ko asembo warta bake ala kontano fana warta so walatina na kontan ba soto bi ka swadu nati Fine TV Gambia pour ay diamo ke mbadin la moy lal ana ani jiber lal min ka Fine TV jibe Gambia ani Gambia bantala pour ay first hand information o di yalla ate mo jumalati ana min ke fay ñim performance o dindi swadu bari ngol konto assalamu alaikum badum Gambiano aldingolong swadu jamme ndemu tujeren kolete swadu buta tujeren ne swadu mustude no lati mi yalon ko ay performance o soto mi yalon ko betiyata bake as nga fale ñami sañi na interview bi pour kalong nga angale ko ngoleke na suwa ko ke sañ nata manika ko pour kalong swadu ay mine ke fay ñing straight A soto A in every subject mashallah swadu can you share that nte kata momi yalon ko karango adiyata nye bake faka pare mbamani fama fana yemma koy bake be ala tentula fana mba jeyla kantung I believe that kafin open soto B ala latin so mbe ala tentula mba jeyla anin bama na wulula alfana so kuma do bije mi yalon ko nga kacha in English fanan wolen ko yake nyaadile katum wo fanan akuma yata pour jibe lal yalon ka nyim performance si fa soto amanke ko yi sile dorong nde mustude no ti ya soto de ike kule ke mi yalon ko mimbe sabula nyim performance si fa soto so ite muneke ko nyim performance o nte for study bade study tale wa ala yalon study tale ba ke hani jang MDI ngalong cafeteria mall jema fa yen sutele kantung nka travel from tujeren to jang pour ngana study foka pare mbama ni fama fana yemma koy baake fon so studying aning na teacher fana mbeten tula na teacher so fongeten kantung they played a huge role, a very big role in my development and in my academic journey. So mbe wol fanan tentu lambe jeyla. Kantung ibe dawa da ibe mol ma koy kanne pour bi enahno pour na fenko na karango se achievement o finti pour ay finti no wolam tial fana la rolo fana ko mayata je wala na nyim programme institution educational development sometimes kati jal fana naati pour mol yela kuma ya fana long yalo ñi mu fenedi karango mo bele ka muta we have stakeholders in it student no bi jele ti jal bi je ululal bi je and all what not so wolen ko we are partners in it comme ti jal fana mba folen ko swadu la ti jal anin ti jal be mil be Gambia mba folen ko ya baraka because it all fana ñela kata ko je tika ya mang yomba amang easy ya fongole ma easy tolbe muti challe ti ngalo ne min bije sacrifice jamale bije
wo be kala fi teacher dama teacher lem profession timi yalan ko ite bakang ibela feeling ibela ila student no weda in teaching ite bala feeling you take pride in case kila student olje they go to higher heights ite bi be dami ila teachers will be they all proud you know it or not they interact with you or not they all proud to have produced somebody like Suado. Me, I take pride in my students. I tell everybody. Tell a student on. Wala mun tell a family. I call them my family because I've been teaching since I was 8, 19. So I grew up with them. I was a teacher when some of my students were already older than me. Yeah. So I grew up with my students. So KJ, dol bi je bi wol keta loyalty, dol bi je wol keta doctoralty, dol bi je wol keta nurseolty, dol bi je wol keta mokumalty Gambia jang. I take pride in them. Nka fuko nyi muna student olty no. Sometimes nim do se ben sa fuko yenko. Nte nyin karandi sa fuko nte nyin karandi min to. Ni a jibe yen jibe. Don't see me like this, small like this. Mfana nyin karandi le. So the life of a teacher labo nyama. We take pride in the achievement of our students. So student all like teachers all la kumaya ite fele ya be liggéey nte lafta ñina la dum fan adu teachers all je ye ma koy baake fam imu minti bi so ma fokan teachers all fana mil yalon ko covering ila nursery school for la primary for la upper basic for la high school inite interacta they put something in you ba folen abaraka because all student no fele bi ali min be ka ateto afinti tale anda keto fenni mi yalon ko Gambia be la kontano la amanke altol dama la kontano ti bari tol be kontantal la ko la mbe wala len alma albe min be nyini kal fanal ya so ka ti ama yobba ama easy bari alma be sone ya inshallah ante ni senso dama ente karanta nganna nursery school ke tanjele tanje CCF nganna primary school ke dipalef grade 7 to 12 na junior ning senior school ngake Methodist Academy andu throughout ngati chal min soto be keta mo ken dolle ye muta koy dingol mo jama most of them can commanding dingole thank you yemma koy baake kan advice amante pour nga na sindi en karandi nga se amante wodamma 3/4 of my life nga school daughter yem mutale koy dingol kan advice not just my parents tol fana wala tena na teacher sol fana be tentula be jeel ala baraka tical kala fi dindi so bere wala tical nindi ni sobe yata they like you naturally so you also be min jete to walatina they were always ready to help so but if you did not show that commitment it ma ko la fa because to just all sinal siatale bari ba ibajira ko nying alafta ka karan nying alafta nyina la nying ay aim so to nying alafta karan wala baki so ni nga nyim ma ko nyim bitala so tiyaba wala nyama most of the time students sol mi yalon ko ila sakaran wala baki ka teacher sol la friend okay it's natural the student will be smarter naturally. I build friendship with them because she knows why she is here or he knows why he is here. So I have both male and female former students of mine that are still close to me because imu moleti mi yalo ko sobe yata ibe ga karango kan and then yela karango muta ila bulutan nim fulola so wo mba fola teacher solen ala baraka so adu fela ala teacher sol ala school ol be to fo jang mi yalo ko a jarta je kabri nursery to upper basic to primary to upper basic to high school actually be you all did good to Suado and that is what brought about this big achievement so ala baraka bake sani kuma do to doro kuma suti andi and time tata le sai ila grade 9 ila grade 9 ye street is la soto je fana asiyata jang dinigol mi yalon ko ke grade 9 sit yani kata grade 12 akatara sungut ya don tela so abe kuma yala yela experience ya yani la jibe lal mi yalon ko ye sunguru ningol soto so kono o sunguru ningol fangol mi be jibe kan pour ye inspiration ota iteya ka fu ko musunguru ningol tin sa sungut ya keno anyhow it does not yield good sometimes sai wo ibe mune soto la ka fo je ka to ite ila grade 9 yep performance min soto ya try le you maintain ila grade 12 fana wo is very rare to see comme sunkutun dingol mi bes wo kono lafta kamin fare wala olon ko pour nga
dolbet daminte be age minto karango wala kumayata ka fengol post Instagram or TikTok ka video jibe obe you will always have the time to do that right now ye karang ye ha isela kantung Gambia la nyato ta karang wala leba kela no amante ke fango post ka dong internet to o sunkuti ya there is always a time for that ni wo sita isa keno saying na karang wala nte min believe bolon ko na karang wala be Gambia sambala no nyato so that should be our priority so lafta nga si nga karang nga lang fango wala fana of is okumaya bata mayata bake katu wo akumayata bake katu karango fango la kumaya wo kay mo buka fono yaba karango kumayata ni man karang ibuka long bani karante ka karango la kumaya long katu to be an illiterate is very very expensive wo kay is very very expensive and it's a lifelong retardation for you. It's like it's like a handicap. It's like a deficiency. It's like a disease. Karang wole kumaya. Katu ni karanta akita nyawonya. Karang wo sifa akita minti meche wo lembang karang wolem Arab lembang, karang wolem English lembang, karang wolem French lembang. Ay ke fenti ni yalon ko abe nafala. Na ye nafadro ibalo ko karang kumaya. So wo kay niafo is an understatement. Kumaya ta bake pour gal sol yela kumo moy ko ni social media abi janne dorong but it's not something that will help you in any way. Abi jela pour ka socialization is good but it also has a negative impact. So like a negative impact ni kana song ay distract from our ultimate goal. Atong golo momenti wala ko dindi ya karang watu wala ngoti dindi ya kay wala karang wati bari dindi ya yetara keba yala din keba ya wato sitabe kala nyaadi wo mu personal wala na swadu ko al yalla bugol mutabulu tanding fulola social media TikTok YouTube karab Instagram wo be kanale wo be kanale after abuka tambi bari karango wala watu wala bal so na la watu tambita pour ye karango ke aba kol yalla baake so wala tinna aba ako ala badi sunkuru ngol yen ko hani milba grade 1 hani milba grade 7 hani mil kata grade 9 mil kata grade 12 yela karang muta buluta ning full especially sunkuru ningol yela karang muta katun sunkuru ningol sa idea of more disadvantage katun mafakan disadvantage gulen ko it will easily distracted katun distractional siata pour mimbe sunkuru ningol distract la siata bak mimbe ibondi lay noto asiata bak so pour alkana song woyal distract kanal bondal noto aliya try aliya la karango muta butani flola ni life ni wo buka bang ni sango jam fata life te banna ibe life kala yela TikTok wol ke yela YouTube wol ke yela Instagram wol ke yela natal wol ke yela dongol ke yela music wol ke bari karango watu le bal pour aliya la watu diala na watu tambita aya tara karango bal bulo kono mi yalon ko abal nafala aya la wulal nafa aya la banko nafa wala fango kumaya sanyi wo is very very paramount swadu janim ba kum fala ila wulal ye role soto ila karango la kumaya ila achievement sanyi mela fla ye demanding fo je yalon ko ila wulal ye mako nyaadile katun ite ila fta karango la bari ila wulal fanan they play the role in your achievement. So role mean play ila achievement to. Iyo muna fala je. Nto nawululal be tentulam be jaila. Kantung ibe dawada. Ibe la dingol feng ila dingol la nyatota. Ibe wala to. Ibe wala noma. So nte mbama ni fama iketa muamini ya lonko karango adiyate bake kantu ya nafalon imo fulo be mo engineer wala tene be dawada ba ika fam tol idingol ko ala karang mutabulu tam fulo al karang kantu karang wala be leba tinala fayeta nyato karang wala be Gambia sambala nyato so be dawada ibe ma ko ikang na school fees ka jo on time yemi ngomin soto ika invest na karangol so wala atina be dawada be na wulula tentulam be jail wo kumaya tabake wala nga jema pour aya abama na fama
ke tentu ay jay katum suwadu yemin soto ten wulula kendo wala katina dingo yemin soto ni wulula kende yata dron dingol ka kende yalla so investment olo mi yalon ko iba kele dingo to mi yalon ko sama sinin iba jela ay findi andina findinta abe kele kontan ko wolti abe kele sati be kontan ko wolti ay ki gambia be kontan ko wala nata ke suwadu la kes la Mr and Mrs Jammeh ya traila ya guide ya coach ya silo itandala ya hanyindi karangola ya hanyindi kulla mi yalon ko abakan akati abama na fama dino anin karango ya londi wala naman ke wuti anin discipline naman ke wuti they are not in line with it so wala suwadu ke suwadu tebbi mi yalon ko mobe ba to fokan suwadu mashallah nga duwayen doron ala ya makoy ala to futala damin ay futaye bari wulala kende ya fanan ay role play ye ka dum wululal itolle ka tinna idingol yake kuti ka dum bi diningol ni yetu i nyama doron elafta minna yake isena dun kuta mi yalon ko imanyan ka dunje isena kuke mi yalon ko imanyan kake isena tadula mi yalon ko imanyan ka taje bari ni wulula soto mi yalon ko aba folen ko nyina ibe nyina kala ibe nyina tulaje nande nadi ni fana keta moti mi yalon ko kala moy loke wala ka nyin sifal sabu dini mo fela sañ masha Allah ay la exam ke ay grade 12 ke ay straight A soto afele sañi akata university le mo be lafto wala ke dingol je kata university katum straight A ni wo soto ñi mine be balla tala university scholarship le ke te ñini te ko scholarship ni straight A soto scholarship ke te ñini le ekata scholarship di mit maleje ikata larin jele katum everybody will be ready to sponsor you but ni karangota ya haphazard ke woka ke problem multi so wala na karango nga kumayandi ina way mi yalon ko nga ke suwadu tik mbe ke suwadu tik dal nte dal mo wala foka dinni ngo sunkuru ni ngol bi ndala jena ba nintata bi ma fala ne ka nga suwadu jela nga suwadu la talo itan dal sa fay ko bitum suwadu fala lafta ke suwadu tomati okay so pour ka kum faado ron suwadu ibe yamar le soto la mi yalon ko ibe gasol yamar la minna mi yalon ko ibe jibe kan ani they got inspired by your performance so ibe mu yamar le soto la gasol school going girls so lafta kamin fare wala o nga fa nyamin dorong nakara nga muta mbulu tanin fulol karang wala be Gambia sambala no nyaato de andu motinala hani mota bola nam banta por kanan na Gambia da damol foga pare sama ifanam bekela wululal ilaftale pour idingol isa jibe itato safo ko mbama muninne to mbama ne fana laftale ko mbama wante ko yeta modol jibe banta pour ka will use as an inspiration so nga karango muta dino fanan kana nyinala kantung mingo min nin dunia to yefe mo fen sote ala ima ala soto abuka ima hani fen soto so lafta ko al karango mutal bulutan en fulola sunkuti ya bukatam so right now the time momento karango is the most important thing so ngawo muta mashallah ko ya suwadu la yamaro mayle aku ali alla karango muta bulutan en fulola mi yalan ko wole kumayata wole balla al sambala nyato e banko samba nyato anin fanan kom nal tata fanal ke bayata alfa se keno role model ti ase savno as role model to your kids sa busola karan kumayata wole nyam kato ngo ni tata fani ke bayata ifana yela on dimon soto iba jelale ko mbama de karan nala andala tanga karan so janite be example tala bantala ite example soto bonkon so wala tina muso la karanga kumaya tabate mafoko ke wala karanga man kumaya wo important tale fa bare fo wo be larin muso la karanga wala kumaya me wala emphasize kandaro so that girls will mil kan jibe school going girls especially is a inspirational drive no from Suwadu you had her from the horse's mouth ako sunkuti ya bukatam ako ati tambila kuye sunkuti yake bari for now mi alon ko ibe school going age ila karanga muta ila bulutan nim fulola ibe min nyini kan fay sa soto ibe min nyini kan fase yomba karu ni wonte nin karawoti je excuse me nin karawoti je
kuwol dol bije ka abuka yomba comme ila stala nyami kana ka kolyal bari bit karango kuwol dol bije ka yombale aka easily very easily accessible so wala tin na karango kumayata so ka kumfa dorong we are switching back to the English language. It's been a pleasure having you on our platform, Swadu Jame. It's been a big pride to sit with you, to have this lengthy discussion with you, to grant us the interview that we requested from you. And then we say a big thank you to your parents for allowing you. In fact, her mom drove her to the venue of the interview. That alone shows the support that her parents have for her, because it's not every parent that will be disinterested in the welfare of their kid. They would have given her fares and tell her go. But she took her time to drive her to the venue, and she's waiting, patiently waiting, keenly waiting to take her back home. That is it's in itself a learning point for me as a parent to show commitment in the welfare of your children. Every parent should emulate her parents in showing maximum interest in the welfare of their children. We've come to the tail end of our program. This is on educational development. It's been a big pleasure, as I said, having Swadu Jame on the platform today, the overall best student of the WAS examination 2024. And we hope to see a lot of Swadu James in the Gambia. Let this be the beginning of so many straight A's, so many in the future. We will be so happy and glad to celebrate a lot more big achievements like say they. Before we conclude, Swadu, we would like to know if you have any words of gratitude, any people that you would like to thank before we say a final goodbye. Yes. First of all, I would like to thank the Almighty Allah, because without Him, nothing would have been possible. He has been with me throughout my journey. So I want to say Alhamdulillah. And also, I want to extend a heartfelt gratitude to my parents, Mr. and Mrs. Jamme, for always being there for me, for creating a nurturing environment for me to grow as a person, as a student. Thank you to them. And also to my teachers at Gambia Methodist Academy and Deeper Life. Thank you. And to everybody who has supported my academic journey. And also to Trust Bank, because since grade 7 they have been supporting me. They have been supporting me. They have given me incentives. Trust Bank. Yes, since grade 7. Grade 7 they opened an account for me because I was the overall best. The same thing in grade 9 and now in grade 12. So thank you, Trust Bank, for being the nation's bank. I am grateful. This is a big thing, and it's something that we need to commend them for, so that other organizations, other participants can emulate them. Like Trust Bank is not the only bank in the Gambia, but them coming up and then cheering you on right from grade 7 and supporting you financially is a big thing, and it's a big thing for us to commend them for. We say a big thank you on behalf of Swado's family. And on behalf of the whole entire Gambia, because you are doing it for all of us. If we had our way, we would have all done our quota. If we had our way, we would have supported you too, to the maximum limit, to the highest of heights. And we wish you all the best in your endeavor. So that being said, I'll also do my own little quota of giving you my copies, the copies of my books. I would like you to read them at your leisure time, because you told me privately at your leisure time you do a lot of reading. I'm giving you the copies, two of my books, for you to read. I have upcoming ones too. When they come out, I'll give them to you free. That is my donation. Thank you so much. That I is my appreciate little way it. of supporting your education, because I like girls that are doing well. Thank you. So, and these are books that are girl inspirational stories. So they're all on girl. They tell me you only write about girls. Yeah, I don't mind writing about girls. I like to see girls propel. I like to see girls excel. I like to see women win. Yeah, we are all winners in this. When we win, our men will also win. When girls are empowered, we are partners in development. So our men will also have it easy. So when we come up with what we have and they come up with what we have, then we can push the nation forward. Inshallah. So we say a big thank you to our esteemed viewers.
in the Gambia and outside, whosoever is a keen follower of Fine TV Gambia, people have been asking me, what happened to the program? You postponed it. Here is it now. And we say a big thank you to everybody for having the keen interest of hearing from Fine TV and following Fine TV. We've seen the support. We appreciate the support. Till we come your way some other day. It's a goodbye from I and Swado. Bye-bye.